juróomi baaraam bu ñu tàllal loolu ab ñaan la benn baaraam bu ñu tàllal loolu ab joxoñ la joxoñ leen joxoñ leen joxoñ leen joxoñ leen bu demee ba gëmatuñu leen bu demee ba yaakaaratuñu leen bu demee ba wóolatuñu leen bu leen yëngal politique faux type politique satanique politique sadique politique mel na ab daalu tik-tik boo ko poussé mu daal di leen tuur ab saxaar kon bu fa toog di xaar looy mel na kunu jàmbaar jógal jàmm moo gën dem leen bàyyi ñoog suñuy naxaar gëma tuñu leen lu ngeen ñu bëggal du loolu la ñu bëgg ngeen dëkkal du foofu la ñu dëkk ñun de gëma tuñu leen dem leen bàyyi ñoog suñuy naxaar ñun soxla wuñu lu dul ku ñu defaral suñu dëkk bi ndax mu baax lu ñu yitteel ku ñu defaral suñu dëkk bi moo ñu yitteel Mansour Faye wala Baraya Mayoro Faye Abba Mbaye Ablaye Centre Abba Talib ba ci Mari Taw Ñaa ki mujjee ñëw Boy Moussa Diop Saint-Louis lu ñu bëgg di ji di góob ñun lu doon sunu soxla mooy liggéey leen xoolal boo déggatee mooy wax ni bu ko laajtee réew mi ko laaj gala naata leen réew mi les Sénégal ñoo ngi dëkkee diis c'est le travail qui paye liggéey rek a wóor et stop achat conscience bu leen doon fóoti dem carte électeur na doon seen njiit kon nag ayca nan gàddu sunu carte te voté wóor ñun soxla wuñu lu dul ku ñu defaral sunu dëkk bi ndax mu baax lu ñu yitteel ku ñu defaral sunu dëkk bi moo ñu yitteel su demee yoo ay su demee ba weddi yàlla buur bi gën a leen su demee ba teggi sunu yonent bi gën a leen politique polémique politique faux type politique sadique politique satanique politique jël sa wërsëg politique jël sa muur politique wax la lu amul politique dugal la fu bon politique du waxum dëgg politique bëgguma kon bu leen mës a araamal politique mukk fi leen ko fekk fi leen koy baax politique est là pour gérer la cité leader bu baax toog ni baax ni daal di publicité leader bu bon dog solu bon daal di cité ñun soxla wuñu lu dul ku ñu defaral sunu dëkk bi ndax mu baax lu ñu yitteel ku ñu defaral sunu dëkk bi moo ñu yitteel waa kon nag sama gaañi mbir maa ngoogu nag na leer këlëmeer gañ doxal leen bi ñu wàccee culture bi tuuti rek dañuy wax asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah comme ni ñu koy faralee di ko defee nuyu leen ñetti nuyu yu sell yu mën yu mag yu gën di xaar ci yéen ngeen wa aleykum salaam wa rahmatullah tey la alxames 13 ans le 13 alxames fukki fan ak ñett ci weerum janvier di nuyu ku nekk encore une fois comme ni ñu ko waxee rek di yëkkati ku nekk di màggal ku nekk di tatagal ku nekk di delluwaat rek seen hashtag 5e jour de campagne bu Serigne Ndar aka Jaraaf moom mi fi nekk di ñafe pour dara bañ a raaf Serigne Ndar di fi dind gaay mën a nar Serigne Ndar le coordinateur général du mouvement encore une fois jeunesse ak xel mu sell ibbi fi ay réseau yu mel na université xel mu sell mooy nit soo ko ñàkkee daañu la nit taf ñu xalaat ci ay minutes ibbi waat fii ay plateforme yu bare ay réseau yu bare di tàggat ñu bare surtout ndaw ñi bi mu mujj ibbi moom mooy mouvement bii tudd mouvement artiste bi ci laa bokk biñ ci bokk def ñu mbokk lu tax Serigne Ndar yooyu yëpp mu ci nekk
di ko ibbi di ñafe di jaayante ak di dajal ay mbooloo c'est parce que fédérateur la nit la ku bëgg ay nit yu baax yuy booloo di xàccandoo di dóorandoo di réussirandoo nit la encore une fois kuy bëgg gis nit kuy dem mu ni damay ànd ak yow teggil la problème yokk la lu gën a garaaw loolu suñu mbokk mi diwaan di lës di wax muy mburoog lem kon nag ay mbiram kenn du ko mës a lem nga bëgg nga bañ nga nangu nga ñàkk nangu Azwa jël yaazal jalaal wal ikram la gëm mi ngi nii nekk sama studio saa su ne heure moo tourné moom laay gis moo ma tiim su may nelaw moo fi nekk su may yeew moo fi nekk su may toog moo fi nekk su may jëf moo fi nekk kon nag kenn kese moo jar a gëm mu yàlla suñu borom mi ñu wàcc ci àdduna ni bëggante leen soppante leen def leen dëgg ndax yàlla rek tax ndax lépp a tax alhamdulilahi rabbil alamin ba yàlla def na duñu dara taxuñu dara amuñu dara mais xëy na yàlla may nañu tuuti foi boo xam duñu manqué suñu waxtu julli yàlla may nañu foi dañuy woor dañuy dimbali dañuy def lu baax ba foo ñu fekk presque at bi yëpp mën nañ dañuy woor koor moo nekk sama làmmiñ alxames bu guddi àjjuma altine bésu Seydina Mohamed alayhi salaatu wasalaam duñ ko manqué mukk te ñaanuñu yàlla manqué ko ba bañu sàngoo suuf di dellu di gërëmaat waajur yi ku mel na sama baay bu sell bi Cheikh Amadou Mokhtar Khoureyssi Ndiaye l'intellectuel le très grand intellectuel ci côté alxuraan ci côté école le très grand éducateur ku yar ba yar ñëpp di delluwaat di santaat parce que dañuy wax toute grande tombe se cache une grande dame ma sainte mère ma défunte mère Souadou Marème Khoureyssi Faye bi nga xam ni ak a yàgg dimbali nit jox la defal la jox la balay fay kon waajur yu baax yooyu bu ñu la juree amoo looy tiit waajur yu baax ñoo noppal doomam alhamdulilah rabbil alamin xam nga leader politique yi dañuy faral ndeysaan di leen tàggal seen ay waajur amaana sax seen ay waajur defuñu fi tuus defuñu fi dara lañ fi deful mu fàttali ma waxu démb quelque part laa nekk di waxtaan ak sama benn copain Lune di nuyu mon ami DJ Carlos Lune nee na waa ji géwél bi dafa ñëw di ko tagg waaw borom maam ju baax ji ay maamam ndangam sàngam waa ji ni tekk joxewul benn copain ni ko waaye saa waay diw doo ko jox mu ni ko waaye kii na jaar fu gën a bon sama maam ceddo la woon jaay ay këru jàmbur rek ak ay tëddee ay jabaru jàmbur la fi nekkoon kon ku nekk xam nga waajur xam nga foo jóge de kenn ku nekk na nga mel sa jikko ak sa jëf jikko warkat ak jikko def lu bon ak leneen nee nañu kéwal du tëb doom ji bët yaa ngi ko jëlee sa ay waajur wala ñu la waajur bu baax moo noppal doomam parenthèse la rek ñuy ñaax nit ñi tamit di wax ni ñenn ñi bu ngeen gisee ñu mel ñenn ñi xamal ni dañ ko hérité kon nag ku say waajur liggéey nel alhamdulilahi rabbil alamin nga jéem a teg sa tànk ñoom fi ñu tegoon seen tànk alors ñu tëj parenthèse ibbi parenthèse tey 5e jour bi nga xam ni campagne de Serigne Ndar aka jaraaf bi fi dindi li mën a raaf Serigne Ndar bi fi gindi gars yi mën a nar dañuy ñëw tey ñu wax ci wàllum insalubrité bu doy waar bu nekk ci dëkk bi ñu wax ci wàllum propreté insécurité parce que les leaders politiques tey koo ci gis muy def bilan am xam lu muy wax pavé naa fii société nettoiement renforcé naa leen temps yi sa gis naa Mouhamadou Mansour Faye notre ministre maire notre grand frère temps gis naa nga renforcé waat aussi ci côté boobu temps gis naa yi nga xam ni muy Koumba Diang muy sama parti bu ndaw bi amoon fii nga xam ni kaas nañ ko ba dog rien que pour goudronner ko rek amoon ngeen ci problème temps gis naa ngeen def ko léegi nag xam nga mon grand frère conseil bi ma lay jox juste mooy conseil boobu mu valable ci yeneen 8 candidats yi yow ak 7 candidats muy 8 yéen a xam ne yéen a xëccoo siisu maire bi gars yi dañu dépassé ay médecins après la mort gars yi dañu dépassé en pleine campagne ngeen ñuy naxee ay taf yëngal tappal ay milliers yoo xam ni pendant combien d'années nit ñi di ko kaas goudronné leen ñu fii nettoyé leen ñu fii defaral leen ñu fii taaleen lamp yi mais du ngeen ko def ba élection ñëw campagne ñëw wala ngeen bëggaat dara après ngeen daw xam nga loolu du intelligence bokkul ci intelligence billahi bokkul ci intelligence parce que déjà ñi ngeen koy defal daañu ci profité parce que bëgg nañ ko souvent da ngay dégg benn discours waa chaque jour dafa war a am campagne chaque jour dafa war a am élection ndax ñuy liggéey bu fekkee yéen dañu leen bëgg jàppee ay liggéeykat yoo xam ni en période de campagne ou élection ci ngeen di na ngeen defar lu yàqu woon
kon ça veut dire que da ngeen war a toogee ne ngeen bàyyi ñu suñu ay mairie bu demee ba nga xam ne élection wala campagne am na ngeen ñëw taxaw si def li ngeen def après demaat ndax bu ñu wax état égal continuité sa naataangoo bu ñëwee yam fii li nga war a jëkk def mooy nga ko nekk mais pas pour raser pour defaat leneen muy benn point bu sensible boo xam ni dugg na aussi tamit ci tey li ñu bëgg waxtaanee muy insécurité insalubrité parce que dañ leen jox ngeen dëju suñu siis boo xam ni la fa nekk ab lem la siis boobu ngeen di xëccoo yéen ñëpp bu fekkoon dafa am ay pont ak ay puso ki consor ak xaaxam du ngeen ko mës a nangu mais siis bi lema fa nekk lu toll na mairie bu nekk mairie Saint-Louis bokk na ci mairie yi gën a doy waar ci Sénégal ku fi mënti toog nga xam ni Sénégal Saint-Louis dafa am enjeu bu doy waar bu fi nekk parce que Saint-Louis ville la boo xam ni barke bi fi nekk ñenn ñi nag xamuñu ko xëy na man sëñ Ndar Eke Jaraaf fu may waxee bu ko ñenn ñi xamoon daañu daw si man ma déy leen la laal bëgg wax Saint-Louis nekk na dëkk boo xam ci biir dëkk yi déjà Saint-Louis mooy ville bi nga xam ni bu gën a nekk une ville sainte ci biir Sénégal moo tax Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul doon wax ku xam Ndar dëgg-dëgg doo fi doxee daal fii ñun ñoo am bël yàlla wax ko ci suuratu Rahman maharajal bahrayni tagg ka fii la géej dex gi di fóonante ñuy jaxasoo boo ñamee bii neex bii saf xorom fii la pétrole bu baax bi feeñee fii la gaz bu baax bi feeñee fii la ñu am ay terre fertile boo xam ni mbay mi moo tax tubaab bi daw si jël suñu suuf yëpp dagg ka di ci def lu leen neex fii moo am jàmm ak salaam gu sax dàkk boo xam ni musiba du fi mës a am ba àdduna du tukki parce que amul kuy wullu xutbu nitu yàlla bu fi jaar Ndar ngay gis mu am jàmm ak salaam boo xam ni même ñi fi xëcc musiba dañuy mujj bàyyi parce que Ndar ay nitu yàlla ay nit yu baax yu sell ñoo fi def ñaan kon di dellu di waxaat wu les 8 candidats bu boo ngeen xam ni Ndar dëkk la boo xam ni du dëkku caaxaan du dëkku fawukaay xëy na nag tolloon nañu fenn foo xam ni ñi ñuy jox siis bi ak seen ñooñ dañ ciy dugal naka su dul noonu mais nag jàpp leen ni génération bu bees bi yeewu taxaw pour jël affaire yi ak seen loxo pare nañu ñoom pour liggéeyal seen bopp dëkk bi da ngeen muñ ñëw associé leen comme léegi réforme yu bees yi ñu ci dugal comme quoi que jël ay jeunes dugal leen ci liste yi pour que ku ci jël mairie bi jeunes yooyu dem am fa poste di xàccandoo ci côté culture côté santé côté développement côté lii côté là c'est bien mais na nekk dëgg am fi ay militants ou am fi ay conseillers wala autres yoo xam ni xamuñu dara poste bi ñu leen jox poste politique la du ay compétence moo leen fa teg ñuy tege souffrance yooyu dafa jeex donc tey 2 points yi nga xam ne muy point yu sensible yoo xam dañ ci doon wax muy côté insalubrité ak côté insécurité en parlant d'insécurité léegi nii on m'a appelé pour éclaircir une chose boo xam ni daf fi amoon te insécurité moo ko jur alhamdulilahi rabil alamin alhamdulilahi rabil alamin alhamdulilahi rabil alamin ba dossiers yi ñu ngi koy topp te yàlla na ci yàlla def leer ci barki Seydina Mohamed parce que li commencé am c'est trop du ma terminer nag te comme insécurité la ñuy wax te du ma dugg ci kaawu agression yooyu ñuy def di sàcc ay doomu jàmbur di leen sacrifier ci xeetu lan histoire de pouvoir ou avoir encore dama ko mës a wax ma ni peut-être période bi élection la ñu nekk lu nit def dañ koy jiiñ les leaders politiques mais am na ci ñu bare ñoo xam ni tey dañuy profité ci loolu parce que neen ñiy gàmmu ak ñi ras dem dundu benn pour di defaale seen ay mbiru bopp tey dëkk bi toll nañ foo xam ni gëm yàlla gi ci boppam bi ñuy wax ci boppam dafa gent bu gentul woon doo fi dégg un pays comme le Sénégal muy un pays à 95% musulmans un pays à 100% croyants parce que ñii ñoo ko dominé muy catholique yi di jullit yi kenn àndu ci pour que ñu légaliser góor jigéen ay nit di taxaw naan loi boobu duñ ko voté pour ñu criminaliser acte contre nature kon tey ça veut dire que ni loolu ñu commencé wax naan sunu Sénégal gi ñuy bàkkee Sénégal bu Boukounta Baye Niass Baye Laye Cheikh Omar Cheikh Sab Cheikh Amadou Bamba Khadim Rasoul El Hadj Omar Foutiyou Tall ba sunu mbokk catholique yu baax yi am na ñu pare pour yàq ka loi boobu nag je parle à l'état du mës a jàll góor jigéen mim réew dinañ ko criminaliser acte contre nature dinañ ko criminaliser góor jigéenoo lesbienoo ainsi de suite mooy comme ni ma ko waxee léegi moo am ay prostituées yu dëkk fii di def naka sudul noonu
envahir suñu koñ suba ngoon xeex xuloo indi fi ay gars yi mënuñu fexe ba dimbaluñu ci ñu jëlee leen fii kon ça veut dire que ni loolu nga xam ni li leen fi ba am na ñoo xam ils sont de mèche léegi nag xaw ma kii toogaat monsieur le maire sortant Mansour Faye wala si 7 candidats yi kuy toogaat mais point bi dina nekk ci point bu leer naññi parce que reykat mën na jóge prison ñëw ñëpp xam nañ seen lieu de fréquentation bar la wala lieu de prostituée ñëw fi tourné nit di dugg ci koñ ñu agressé la wala ñu tëb sa kër def li ñuy def loolu ci insécurité la bokk bu ngeen ñu mënul sécuriser ci loolu te lépp nag yëg ngeen ko mënul leen ni le maire de Saint-Louis n'est pas au courant de certaines choses bu fekkee loolu amul kon say conseil ak sa kacab-kacab dàq leen ndax liggéeyuñu ay directeur cabinet chef cabinet conseiller tel ak nangam sangama kërëb ak dañ leen fa teg pas pour ngeen nekk ay meuble mais pour ngeen liggéey bu fekkee li moo tax ñuy bañ ay maire à double fonction boo nekkee fii nekk fii maire buy toog di yeewu ci dëkk bi di fanaan ci dëkk bi di dox yëgte dëkk bi kooku dara gënu ko kon campagne wu Serigne Ndar Eke et Jaraaf bi nga xam ñoo ngi suñu hashtag 5 suñu numéro 5 bi nga xam ne nee naa gars yi instant bi ngi nelaw guddi gi ñu commencé le tympaniser loolu tam bokk na ci insécurité yi encore seen sono yi ngeen di yokk ba mu foor di romb ci ay taatu parenteeru jàmb nit yeewu war a liggéey nit feebar fa romb ay hôpital romb ay bërëbu way dawlu yu mën a dallu ngeen yokk seen ay sono ba mu foor oto yi di daw comme c'est pas possible accident lu ne ngeen mën ci fiir nit loolu tam ci insécurité la bokk bien boo ngeen changé méthode boobu nga xam ne moom ngeen di campagne moo tax Serigne Ndar Eke et Jaraaf def bu baax bi indi générique dugg ci biir studio toog calmement wax ak jaam yi même bu fekkee yéen a ngi sama baat mi ngi yéeg di jóg parce que nitu dëgg yëpp nii la ñuy waxee kon seen mën na ngeen campagne ci insécurité la bokk vous tympanisez les gens jël ay sono yu fort yëpp ko ci ay camion du benn nekk ay 7 sono nekk mbooloo comme c'est pas possible en période de crise sanitaire juugoo dugg fii génn fii xaajo guddi 4 heures du matin ngeen romb yokk seen sono nit ki mi ngi nelaw yeewu war a liggéey nit ki dafa feebar seen yoon nekku ci parce que seen intérêt rek loolu bokkul ci méthode yi nga xam ni liggéeykat dëgg ak kuy wut réew loolu bokkul ci exemple bu rafet kon yooyu yëpp c'est des choses yoo xam ne tey lañ ko dugal suñu hashtag 5 pour jàngal ñenn ñi parce que fii mooy ticce bu mag bi sëriñ xel mu sell borom école xel mu sell mooy nit boo ko ñàkkee daañu la nit taf ñu xalaat ci ay minutes lañ ñëwoon suñu numéro 5 campagne de Serigne Ndar Eke et Jaraaf bi fi dindi pour mu bañ a raaf Serigne Ndar bi fi dindi gars yi mën a nar di dellusiwaat di waxaat askan bi di leen wax ni dafa jot ñu jot li ñu moom lépp lu baax Allah subhanahu wa taala moo baax moo ñu branché ñu toog lu faax lépp lu bon ñun min def ñoo matul yàlla na yàlla def ñi mat ñi mën ñi gën yàlla na ñëpp nekk ci jàmm asalaamaaleykum wa rahmatullah yàlla na jàmm yàgg seytaane daal di jàdd Mansour Faye wala Baraya Mayoro Faye Abba Mbaye Ablaye Centre Abba Talib ba ci Mari Taw ñaa ki mujjee ñëw Boy Moussa Diop Selu Jek lu ñu bëgg di ji di góob ñun ñu doon sunu soxla mooy liggéey leen xoolal boo déggatee mooy wax ni bu ko laajtee réew mi ko laaj gala naata leen réew mi les Sénégal ñoo ngi dëkkee diis c'est le travail qui paye liggéey rek a wóor et stop achat conscience bu leen doon foo di seen carte électeur na doon seen ji kon nag ayca nan gàddu sunu carte te voté wóor ñun soxla wuñu lu dul ku ñu defaral sunu dëkk bi ndax mu baax lu ñu yitteel ku ñu defaral sunu dëkk bi moo ñu yitteel su demee ba weddi yàlla buur bi gën a leen su demee ba tekki sunu yonent bi gën a leen politique polémique politique fautive politique sadique politique satanique politique jël sa wërsëg politique jël sa muur politique wax la lu amul politique dugal la fu bon politique du waxum dëgg politique bëgguma kon bu leen mës a araamal politique mukk fi leen ko fekk fi leen koy baax politique est là pour gérer la cité leader bu baax toog ni baax ni daal di publicité leader bu bon dog solu bon daal di cité ñun soxla wuñu lu dul ku ñu defaral sunu dëkk bi ndax mu
waa kon nag sama gaañi mbir maa ngoogu nag na leer que le meilleur gagne doxal leen